ci ñu weesoo loolu nag ñi ba dugg nag suñu sujet tey nag ñu bëgg a waxtaan ak jigéen ñi def un rappel ma bëgg nañ déglu ma ak xel bañ ma déglu ak xool ndaxte tey lu ñuy waxtaan dafa nekk un rappel bu xamante ne ñu bëri dañ ko fàtte góor dafay jug di wuti soxna pour mu mottali ko góor dafay jug wuti soxna pour mu dooleel ko mu mottali ko dafa am lu xamante ne dañ koy fàtte mais bu ñuy sàkk doomu aadama góor lu ñu jëkk a defar buñ ko defaree pour wéttali góor ñu ne dañuy indi jigéen donc ça veut dire que la femme ak loo munti am loo munti réaliser soo demee ba ne dana bëgg dugg ci mariage dana war a comprendre lu tax ne dugg ci mariage mariage nekkul amour dama la love sama xol bi dafay nas si pour yow moo tax waaw yaa ko moom may dugg ci mariage déedéet mariage dana war a comprendre ne danañ war a ñëw pour aider l'homme mu réaliser wu aider ko mu construire wu construire nag xool ko xoolee ci bâtiment danañ xam ne dara yomb ci construire day jël ay weer ba lay gis li na bëgg at sax dana ko def ba lay gis li na bëgg donc mënoo leen dugg ci mariage seen premier mois deuxième mois nañ bëgg lépp sotti loolu amul donc danañ war a nangu xam ne fi nañ di jëm dafa laaj xel buy dox dafa laaj nañ am kàttan pares duggul ci sëy tayal vraiment duggul ci sëy dafa laaj nañ jaxlaf parce que lu tax nañ war a jaxlaf parce que danañ nekk deux yooyu après vous allez être 3 4 doom day ñëw ti gérer doom même soo jëlee nunu mu jàppali la am na fu nga xamante ne waajur la ñuy xaar mu décider ci lu ñu war a encadrer xale te donc yow il faut na mat sa xel pour xam doom bi fan la ñu bëgg a jëm ak moom lan la ñu ko bëgg a inculquer doom du looy sol rek muy dem école na yaakaar ne wàcc na sa devoir war a mu ñu réciter Coran dooyul ndax lu ñuy wax nite savoir vivre yaa ngi koy jàngee sa biir kër la commencé ci biti mottali liggéeyukaay mottali sooy sëy na mottalikuwaat encore danay sëy mu mottalikuwaat encore donc ça veut dire que on n'arrête pas di jàng di yokku donc soo leen duggee ci néegu sëy danañ war a xam ne foofu danañ di jàngiwaat danay nangu keneen ku dul sa yaay di la wax loo bëggul te dégg dana war a xam ne li nga doon def sa kër waajur di jàppali sa yaay di liggéey mun lay xaar tamit sa kër goro góor yi évolué wuñu mu nekk beneen point moo bëgg nañ xam góor yi seen xel seen mentalité évolué wul déglu leen fu mu bëgg a waxee de mooy lan góor dafa jàpp toujours que jigéen dafa ñëw pour jàppali ma daf may jàppali ci sama biir famille ci famille am mooy waajuram papam ak yaayam kër parent familial dafa ñëw pour sakkanal li may gagné ba ma mun taxawal sama projet donc soo leen ñëwee ci mariage bés bu seen jëkkër soxlaa na ñëw toogal ko ci kër parent mi dana war a préparer wu pour mun def lu mel noonu mais waroo wax déedéet du ma ko def mukk mel ni que loolu bokkul ci mariage dafa bokk ci mariage su la arrangé wulee dana war a rafetal wax bi dana war a xool nooy gérer kan na mun jël mu remplacer la fa xelalal la leen mais waroo ñëw rek braqué wu ne man duma bindaanu kenn man je ne suis pas venue ici pour ñu def ma jaam ah non waxin yooyu day yàq lu bëri waaw dafay yàq lu bëri day yàq relation de famille oh jigéen dana ñëw war di ñaw di defar waroo ñëw di gën a tas te léegi kër yi gis nañu ne mariage su taxawee chaque mariage kër gi day gën a tas day gën a tas di gën a tas ba mu tasaaroo donc bàyyi leen xel vraiment ci loolu jigéen ñi mariage beaucoup de préparation psychologique beaucoup de feem ak stratégie ci nangu muñ nangu xool lu diis li nan lay def ba téye ko ba mu bàyyi mu oyof ci yow. Est-ce que réellement jigéen ñi léegi am nañ motivation surtout comme ni nga ko waxee c'est vrai que ménage peut-être de ces deux personnes qui se complètent d'accord mais est-ce que jigéen ñi tey yaxanal surtout seen am comme ni nga ko waxee seen nekkunu jëkkër ak yooyu est-ce que véritablement tey motivé na surtout jigéen ñu bëri bu ñuy sëy lu tax parce que tey da ngay gis ñu ci bëri bu ñu ñëwee ña ngay xool peut-être le paraître ñu ne gën a jekkee nu ñu mënee sol ganilaa bu baax jesner bu baax téléphone iPhone xaw ma 11 pro waaw 12 Pro Max ak yeneen ak yeneen xale yi sëy dëgg xale góor yi takk ñu leen dëgg la nag waxtaan la parce que li na constaté nii dafa dem ba ëpp te loolu lu muy tabax mooy lan mariage yi dana wàññeeku wala su amee 1 an du ko weesu ni ku nekk dem toogaat ñi nga xamante ne góor yi am fulla góor yaa ni fi baax nite
mais kenn bëggu leen jël comme borom kër ndax lan seen poche rëyul seen poche diisul. voilà. bëggatuñu waaw loolu xale jigéen yi duñ ko bëgg. loolu yooyu gis nañ bànneex yooyu jigéen yi di taamu. gis nga baax yi si yooyu affaire te genre góor yooyu booy sëy ñoom sa mariage du yàgg parce que dañuy xëy def la loo xam ne day bucc sa xol. loolu affaire farantu la foofu si temps boobu la ñuy wax ne phase ado dafa am après ñu nekk ay mag. sooy tàmbali di génn ak góor di tàmbali danay xalaat yi mel noonu mais sooy jëm mag dana war a bàyyi xel ne lii dafa wees. maa ngi dugg ci beneen dimension loolu moo tax soo leen di génn ak góor mën nañ di xalaatee noonu ku rafet ku am caaj mais soo leen ne damay dugg ci mariage. préparez-vous psychologiquement xam les réalités bàyyi leen di nax seen bopp. sooy xool yenn détail dafa yem yaa ngi nax sa bopp naxoo kenn ku dul sa bopp. parce que yow lay compter say sëy yow yaa fi nekk ku nekk di xam ne loo mën loo mënul parce que nag divorce yi bëri na de mais nit dafa war a moytu ñu lay fase ndax yow mënoo téye kër ñu lay fase parce que yow xamoo dara ci wax ñu lay fase parce que yow mënoo gérer xaalis ñu lay fase parce que yow joxoo respect ay. mais nag il faut dire aussi Kira que xam nga bu njëkk mag ñi ñoo daan jàpp ci sëy yi. mag ñi ñoo daan fàttali seen i doom li waral ñu takk leen parce que bu fekkante ni je t'aime tu m'aimes la rek mënoon nañoo continuer génn bi abadan mais la sacralité peut-être du mariage mag ñi ñoo ko daan fàttali seen i doom mais léegi mag ñi ñoo njëkk a raxasu ci sëy yi xale bu ci am problème dem ci yaayam da ko naan ba ko fi wuti moroomam xam nga yooyu noonu yëpp dafay participer massivement au fait que xale jigéen ñi duñu xam lan mooy wareefu sëy massivement les mamans ont abandonné parce que ñoom seen bopp dañuy bëgg dara di xaar doom ñoom mottali leen ko dimbali leen ci moom mu continuer acquérir lu mu amuloon ba muy dawam mu yooyu nag yaay malheureusement ce ne sont pas des références pour man les mamans références mooy ñi nga xamante ne dañuy yedd seen doom di la xamal ne àdduna kenn xëyu ko tabax ci benn bés ñi nga xamante ne dañuy dooleel seen doom ñu am fit nangu débuter un mariage avec rien du tout xam ne lu nekk mën na leen xaar ci kanam une bonne mère mooy ku xamante ne daf lay rappeler sa diine rappeler la lu bëri ba yow danay xam ne kii dafa am ay valeur moom la yaay war a yaree doomam moo tax toute femme toute jeune fille dafa war a xam ne elle va évoluer danay nekk jeune fille dem ba nekk adulte ñëw nekk mère une maman mooy ki xamante ne dana war a yokk sa xel xam ne léegi beneen façon nit na war a nekk yokk sa diine ndax ne mun di defal sa waajur sa astafurlah sa jaboot maturité mais danay gis tey une maman bu am 60 ans mais elle n'est pas mature na xam ne kon sama yaay bi moo ma jur mais maturewul dama war a dem wuti beneen maman à côté bu xamante ne moom mun na ma conseiller mu nekk ñaari yaay yu may encadré voilà kii sama yaay bi ma jur dama koy jox cër lu ma am ma def mais war naa xam ne dama war a dem feneen ñu mottali. d'où le terme sama yaayu xol sama yaayu bopp parce que d'habitude du ñuy dem di confier ci seen i ay propre mère mais dañuy dem ci biti ut fa seen i ay yaay yoo xam ne bu ñu amee ay difficulté ci ñooñu la ñuy dem ñu leen di conseiller. ñu jeexal ak njaga waaw. mais dem problème bi nekkul sax ci sama xalaat nekkul sax ci biir kër gi. problème bi mooy dafa si ndoxaan gi dafa am koo xam ne mën na la gel mais matu la jabar. maanaam mën na la gel mais matu la jabar bu la matee gel te matu la jabar nga takk ko andi ko ci biir kër gi je pense que problème day am moo tax gars yi souvent dañuy doxaan ku leen mat gel bu takk jotee ñu dem takk ji ku leen mat soxna problème bi yëpp la parce que il faut ñuy xool jikko yi am na koo xam ni mën na tricher comme Jeanne mi lu ne mu defal ko waa kër gi lu ne mu defal la ko boo tilimee boo weexee sax moo lay wax ne sedd bi dalaa jàpp dafa weex dem jënd diw jox la chemise bi sa colu chemise bi dafa tilim mais bu xasee ba dugg ci sëy bi talatul loolu régleetul loolu lan la tel mooy li nga koy jox yow c'est-à-dire que li nga koy jox yow te fii ak li nga koy jox moo ngi ci poche bi dala koy laaj parce que du nangoo mu partager ko ak keneen parfois ñu wax ni na jeex ci poche bi lu ko mooy da koy doxaani jee kon taamu ki ngay takk lu ci am solo la problème bi yëpp foofu la. moo tax ñu war a defaraat jikko yi moo tax les femmes doivent góorgóorlu toog avant nay nekk ak kenn xalaataat sa defaraat sa jikko defaraat sa toogin na xam ne dana am mission bi mooy dana war a yar ay doom tenir une famille dafa am lu bëri lu mu laajte ci loolu dinañ ci war a waslu ak góorgóorlu parce que loolu mooy mission doomu aadama loolu moo tax ba ñuy ñëw sur terre mu nekk lu xamante ne kenn nanguwuloon jël
doomu aadama luñ ko sasal donc dañu war a góorgóorlu suñu bopp. merci beaucoup Kira may tey. merci j'espère que tey mero tey moom kontaan nga tey moom sama question tey moom déglu nañ ma bu baax. waaw après ku nekk ni contribution bi tontu parce que des fois il faut ñuy dégloonte. pour kontaan rek yow. boo kontaanee ñuy kontaan genre ngi nii yenn sa rubrique bi di daw yooyu yëpp pour neexalaale la rek du dëgg Mara bu baaxee ñu dem xooli ji Dalu Ndakaaru tout juste après ceci. Mbaye yow tu es complètement décalé de li ñu fi waxtaanee yëpp yow. waaw mais bien sûr yaa nga ca arène ba toog. waaw mais man maa nga ca arène ba toog. waaw parce que ku ne xam na ni làmb ji boobu ba léegi mi ngi sooxe même bu nekkul Covid bi sax ñun suñu làmb ñi nga xam ne moom mooy suñu sport national. instant bi dafa nekk di sooxe bu baax a baax te nit ñi bàyyiwuñ ci xel te ñun moom lañu am. tabax nañ fi arène nationale def nañ fi nangam tëgg nañ fi ay làmb yenn sponsor yi daw nañu ak yooyu mais tey nag ki nga xam ne moo di Boy Niang da doon def conférence de presse. donc am na luñ souligné ci li nga xam ne moom moo di làmb ji partie boobu noonu laa leen indil tey dañuy dem si vidéo bu ñëwee ñu gën ci yaatal. gis na situation bi nu mel fi mu toll nii lu des mooy comme ni mu ko waxee rek ñu proposer ay protocole sanitaire parce que bëre moom lañuy ñaan te état bi mi ngi ñuy dégg te ñun bëre yëpp suñu métier la ñoom ñu ngi liggéey keneen mi ngi liggéey ñun nag dañoo am fulla fayda boo xamante ni génn ñu sànni ay xeer génn wuñu offensé la état génn wuñu marche dañoo jàpp suñu ñaamul mais bu wax jotee boo gisee ma gën a organiser lii nee naa leen ku ne mën nga toog fu ne di wax mais lu am solo mooy ñu ñëpp dañuy toog ñu wax kàddu nekkul Boy Niang moo yor kàddu gi parce que Boy Niang moo gën a tuur ci gars yi toog mais dañoo war a wax ñu ñëpp pour gars yi dégguñu offensé wuñ kenn nag mais lamb ji fi mu toll nii ay proposition rek moo des mooy lamb ji ñu ibbi ko ñu bëri loolu nag forcé wuñ ko mais état le président Macky Sall ñu koy remercier de passage parce que ñun duñ fàtte démb dañoo tabaxal arène nationale plus de 32 milliards investir ko pour def loolu lu ñu wax ni faalewul làmb waaye bëgg nañu beaucoup plus de considération état jox ñu ko parce que ñun bëri élection yi ñu ngi fi président dëkk bu mu dem rek bu demee Parcelles dina jaar ci turu Modou Lo Papa Sow keneen ak keneen bu ñëwee Pikine dina ne Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang keneen ak keneen parce que loolu yëpp ci marketing am la bokk ci élection am la bokk mais ñooñu nag après bu yëpp jeexee da leen delloo lu ñu moom mooy ñu ñaan ko mooy ay mbër lañu làmb mooy suñu métier waxuma la ñun ñuy toog fii parce que sant yàlla ñun ñuy toog fii yëpp ku ci xëy di nga am dépense ñu ngi sant yàlla mais dafa am suñuy rakk ak rakkaar yu nekk ci suuf yoo xamante ne ay mbër 60 000 la ci ay mbër 100 000 francs ñooñu dafa metti ci ñoom trop te ñun ñi waruñu nangu ñu mujjee puso bi mu réer su ñun kon suñu rakk yi dañuy jam donc ñun dañuy wax pour suñu bopp mais dañuy wax pour suñu ay rakk yu war a bëree te loolu moo jaadu ñoom ñëpp dañoo war a ibbi làmb ji ñu bëree ibbi làmb ji bëree nag waxuñu ko parce que xam nañ feebar mi ngi fi mais ñu respecté ci change ci stade bi mën nañ def proposition boo xam ne stade bi gis nañ arène nationale nu mu yàññee bu ñu toog beneen service ñu tëb ko beneen tour ñu toog organiser ko ñu bëri ay responsable la si ko teelu làmb dañoo bëgg làmb daal xam nañ làmb lu muy apporté fu ngeen mënti nekk si àdduna si suuf mbaa ci jaww ji